suñu Cheikh Mahi Niass di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci gàmmu gi ak jàmm. xam naa ni ñuy nar a dérouler réunion bi mooy dinaa jox kàddu gi gouverneur bu ko defee mu tënkal ñu li bawoo ci liggéey yi ñu jot a def jëmale ko ci gàmmu gi bu noppee dinañ jox chef de service yi nga xamante ni ñu ngi fi teew te seen intervention nar a soxal gàmmu gi ñu indil ñu ci ay précisions bu ñu noppee ci loolu ñu jox comité d'organisation gàmmu gi ñu indi ay leeral wala ay laaj wala ay mottali ci li nga xamante ni moom la ñu weesu ci liggéey bi su loolu yëpp noppee ñu tënk arrêté décision yi yëkkati jataay bi ak ñaan ñu ngi ko tàmbalee ak ñaan jërëjëf donc gouverneur mën nga jël kàddu nga tënkal bi. voilà merci beaucoup monsieur le ministre mboolem bi ñoom ngeen di nuyu di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah. tey jii di la jotal nuyoo xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass waaye di jottali nuyoo ci mu jëm ci président de la république Cheikh Macky Sall ak premier ministre am ak mboolem membre du gouvernement am di rafetlu taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci xew-xew yi ñu jublu si te daan jublu si te ngeen ci daan am ay taxawaay yu rafet commission bi nga xam ne ñoo amee organisation gàmmu gi liggéey nañ ci lu yàgg ak waa Kaolack muy gouverneur muy préfet buñ demee ba nga xam ne nag am na yu ñu war a tënk ak yoo xam ne ni jéggi na Kaolack ñu ne nañ ko ñëw fii ci yow nga ubbeeku bu mat sëkk boo xam ne dañ yëg ne da ngay def loo xam ne da nga xam ne askan bi ñoo ko moom waaye tim wër na la am nga ndigal ci président de la république pour nga taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moom moo el ñu ngi lay ndokkeel ci loolu di ndokkeel président di ndokkeel mbooleem membre du gouvernement bi di ndokkeel ci képp koo xam ne rek yàlla may na la nga am taxawaay nga war a jàpp ci bés bi nga xam ne gàmmu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yu rahmatillahi yonent bi yërmaande la tim pour àddina yépp kon yërmaande googu mbindeef yàlla yépp ci lañ bokk ci li gën a matale nit ñi ci li jagoo jullit ñi ci li gën a jagoo kon bés la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk bés ci teraanga la ndax bés ci ndollal ki nga xam ne moom la yàlla maye ci feeñ ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yoonu bi lu may nga nekk yërmande pour ñeel àddina yëpp indi ay jàngale yoo xam ne ñun tey ci Sénégal ñu ngi sant yàlla bu baax lu bëri luy xew ci sous-région bi bu ñu si yàlla musalee yàlla ak gàmmu ak mag ñi nga xam ne ñoo doon gàmmu di jàngal nit ñi naka la ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la ñuy amee xol yu yaatu pour xool ci jaamu yàlla yi jëflanteeg jaamu yàlla yëpp ndax boo xamee ne sa yonentu yërmaande la pour àddina yëpp kon yow tim loolu boo ci seetloo rek da nga xam ne yow da ngaa war a nekk yërmaande pour àddina yëpp mu nekk occasion boo xam ne tim mag ñi moom lañ doon exploité pour jàngal ñi nga xam ne demuñ ci daara ji toog di jàng waaye benn guddi danañ ci lëm jàngale ci loo xam ne nii ku ci nekk rek mën nga cee xamee sa bopp mën nga cee xamee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko te bëgg yonentu ku nekk xam ne ci lislaam la bokk ndax laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naas ajmain moo tax Baye Niass daf daan tuddee gàmmu tamaru arbaabil mahabbati maanaam sommet bi nga xam ne
ñooñ bëggeel ñoo ko moom ñooñ bëggeel di kan ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi bëgg yonent bi mooy ñi bëgg alxuraan ñi bëgg yonent bi mooy jullikat yi ñooy oorkat yi ñooy ajkat yi ñooy defkat yi asaka yi ñooy jàngkat yi alxuraan yi ñooy defkat yi lu baax yi ndax lislaam pas-pas la ak jaamu yàlla waaye ak jikko yi rafet yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu woon pour mottali yooyu yëpp nag gàmmu dafa nekk occasion pour ñu jàllale loolu ci suñ biir nekk occasion tim pour ñu dajee ci jàmm leelante ñam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ayyul islaami afdalu ban lislaam moo gën mu ne itaamu taami wa ifshaau salaami ala man lam taam ban lislaam moo gën mu ne leele ñam ak matalay jàmm siiwal jàmm ci koo xam ak ci gàmm loolu rek la ak tagg yonent bi sallallahu jàng ay jikkoom julli ci moom moo tax Cheikh Ibrahim da ngeen ittewoo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam màggal yonent bi ci bési gàmmule ci bëgg ci jàng ay taggam ci dundale alal ci moom mu ne gisuñ jëf ju gën a baax loolu man ci li ma yàlla wan te xam nañ ne jullit la boo xam ne bu waxee ne suma expérience ci l'islam lii la expérience boobu ku baax ku nekk yaa ko moom ku nekk mën nga koo jëriñoo moo tax ni occasionné profito ci bés boobu di oo mbooleem jullit ñi waaye di oo mbooleem humanité ci bés yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla daf ko yónni pour yërmaane di ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel suñ bopp di ndokkeel xalifa bi di ndokkeel président Macky Sall di la ndokkeel yow ministre de l'intérieur mi nga xam ne yàlla moo la baaxee loo xam ne yàlla daf koy pareel ba pare yàlla def la ci ñiy pareel loolu yàlla daf laa bëgg a tag yàlla daf laa bëgg a fay yàlla du liggéey loo ko bëggut a fay kon nag ñu ngi lay ndokkeel ci loolu di ndokkeel mbooleem ñi nga xam ne nii ñu ngi taxaw pour ànd ak ñun ci bés boobu ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm gan ñëw ci jàmm war te bu genn gan indi ci Sénégal lu koy yàq te bu genn gan jugee Sénégal lu may dana yóbbaale li nga xam ne nii moo koy jëriñ ndax loolu rek moo tax gan ñi di xëtt frontières yi di ñëw fii nga xam ne Cheikh Ibrahima Yaram dem na ba nga xam ne xëtt na frontières yi xol yi loolu it moo tax bu ootee rek nit ñi xëtt frontières yi jugee fu nekk dénkaana ngeen ko wax ngeen ko duñ ci jaaraat dañuy ñaan yàlla rek li nga xam ne sàkku nañ ko fii te ñi ko sàkku ci ñoom ñëpp ngeen jox leen digal ku nekk taxaw na ne liñ ma digal danaa ci def li ma man jaam yéen rek la am waaye kii def dëgg-dëgg mooy yàlla alfaa'ilu haqiqatan huwa Allah kii def dëgg-dëgg mooy yàlla kon yàlla na yàlla jàppale ñëpp ba nga xam ne danañ mën a mottali gàmmu gi ci li nga xam ne ngërmaande yàlla la ngërmaande yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk njëriñ boo xam ne tim dafay delluwaat ci ummatul islamiyya yëpp waaye delluwaat ci Sénégal delluwaat ci ñun ñëpp ñu ngi lay gërëm di gërëm tim ñu ngi am ay mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi fii ci ministère bi di liggéey fii ci njiital Abdoulaye Thiam buñ nekkee ci fii yéen la ñuy liggéeyal ndax lu ñu def fii mu baax rek dem Medina duñ jàpp ne benn taalibe rek moo ko def waaye dañuy jàpp ne sa benn liggéeykat moo ko def kon ñooñu ñu ngi leen yow la ñuy liggéeyal seen tur tim la ñuy gën a defar ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi leen ñaan ak sëriñ bi di wax di wax la Baay waxoon rek li Ibrahima hilaalu bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu fatamma lana al-bushra wa amma nawaaluhu comme dafa wax ne maa ngi ndokkeel Ibrahima weeram feeñ na weer wi nga xam ne taari weer woowu feeñ na comme weer bi dafa am taar ñun ñëpp war nañoo góorgóorlu ba taari weer woowu yokk luñ ci mënta yokk duñ ko ci waaj may topp delluwaat ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci lislaam bu wér delluwaat ci jikko yu baax yi ndax am na benn ñoo xam ne dañuy wax ne gàmmu lii wala gàmmu dee ñoom ñoo xam gàmmu yi nga xam ne ñoom la ñuy weddi waaye ñun gàmmu yi ñu xam du dara lu may leexale ñam gane la gan jàngale juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquran julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëriñante laayante biir dimbalante te kenn mënta wax l'islam lu may da nga wax yooyu ñu tudd yal na yàlla boole dimbale yal na yàlla def jàmm ci Sénégal jàmm yoo xam ne danañ xam ne jàmm la ñu ngi ñaanal président de la république benn waaye dafa waxoon ne boo duggee ci oto bi ñaanal chauffeur bi ñaanaloo chauffeur bi sa bopp ngay ñaanal kon bu muccee Sénégal mooy mucc waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla tàggat ba teg ko ci yoon wi nga xam ne nii moom la Sénégal bi di xaar ci moom
ba mën a àggale ci Sénégal bi nga xam ne Sénégal yëpp moom la ñuy gént Sénégal bu jàmm Sénégal bu démocratie Sénégal bu libre Sénégal boo xam ne jàmm daf koy matale comme ni nga xam ne moom lañ am ba léegi. waruñoo nangu kenn yàq ko waruñoo dimbale kenn ku koy yàq ndax ñu bëri dañoo jàpp ne luñ bokk mooy loo xam ne ku nekk am nga droit yàq ko waaye luñ bokk mooy loo xam ne ku nekk mën nga cee defar waaye kenn sañut ko yàq ku nekk mën nga cee defar Sénégal ñëpp mën nañ cee defar waaye kenn sañut ko yàq yàlla bu Sénégal yàqu ci benn loxo yal na yàlla dimbale ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Niass waxoon na ne masu maa ñaan yàlla ci guddi yonentu bi dara lu may yàlla may na ma ko ñi ngi delluwaat di tawassul ci ñaanam yooyu yàlla nangu ñaan yi yëpp yàlla xool jëm ci ñun ñëpp ba ci yërmaande ak ba ci ngërmaande allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون بها ولي ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير duma jeexal lu may ma nuyu président bi jëloon di nuyu le maire Serigne bu salaamaaleykum wa rahmatulah. di jiite délégation bi bàyyeekoo Medina Baye di jël nuyoo son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ak nuyoo premier ministre Amadou Ba ak nuyoo mbooleem membre gouvernement bi. di ko teg ci sa loxo di ñaan nga jottali ñu ko xalifa général Medina Baye muy Serigne Cheikh Maye Niass di rafetlu bu baax kàddu yi nga xamante ni jug nañ fii ñu gis ni daanaka gàmmu gi tàmbali na tey ndaxte li ñuy wax ci gàmmu yëpp wax nga ko. bis la boo xamante ni dañ ciy fàttaliku guddi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye fàttaliku bi mi ngi nekk ci diggante fàttali ay jikkoom ak ay jàngaleem waaye nga wax ci lu am solo mooy di ci defante ay teranga ci ni mu ko bëggee woon te lépp dëppoo ak charia ak sunna kon daanaka li nga wax jëmale ko ci gàmmu bi tënk na solo ak dayoo bi nga xamante ni bis bi am na ko ak mbóot yi nga xamante ni làmboo na ko mën a jariñ réew mi yëpp waaye mën a jariñ àdduna ak alam bi yëpp wax nga ko léegi te may rafetlu message boobu muy un message de paix parce que yonent bi Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ñëpp xam nañ ni yërmande la ci bépp mbindeef te yërmande yi moom saa yu ñu ko waxee jàmm la lamboo kon loolu nga wootee fàttali ko mu jëm ci wàllu lépp loo xamante ni jàmm la dal ak fàttali jikko yu rafet ak taxawaay yi nga xamante ni ku nekk war na koo taxaw jëmale ko ci askanam ak ci réewam loolu rek mooy njeexital yi nga xamante ni dinañ ko jëlee ci gàmmu. Son Excellence monsieur le président de la République Macky Sall dem rek moo ci mujj ci conseil des ministres bi nga xamante ni tàmbali nañ ko mooy conseil des ministres bi njëkk ci gouvernement bu bees bi mu taxawal ci biir waxtaan wi mi ngi ñu ci fàttali taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko am ci gàmmu. dañu fàttali tamit ni taxawaay bi ñu ci am war koo ànd ak service su état bi yëpp nañu fexe ba li nga xamante ni moom la askan wi di xaar këru diine yi di xaar ci état bi ñu ànd koog ñoom bokk liggéey bi def ko ci ni mu gën a muccee ay kon président ku ne xam na solo si mu jox kër diine yi looloo tax bi mu nekkee ci boppu réew mi ba tey ku ne gis na liggéey bu rëy bi mu def jëmale ko ci kër diine yi mu am programme bu mag mu doon programme de modernisation des cités religieuses ba tax na këru diine boo dem tey di nga gis li nga xamante ni jëmmal na ko fa ci li nga xamante ni daf leen di jàppale ci wàllu diine ni ñu koy dundee bëggee ko ni ndaxte Sénégal ku ne xam na ni dëkku diine la
dëkku mbaax la waaye dëkku jikko yu rafet la ba tax na président loolu xam na ko xam goo xamante ni naka njëkk ci loolu la mës a nekk waaye bi mu ñëwee ci boppu réew mi ni mu ko mandargaale mooy jël kenn koo xam ni dafa nekk ci palais bi ni ko damaa bëgg nga wëral ma këri diine yi xool ma li nga xamante ni war nañ ko faa mën a tàbbil ci liggéey ba lépp loo xamante ni mën naa gën a yéwénal doxin wi ak nañ koy àndeek ñoom ci jaamu yàlla ñu gën koo mën a def kon loolu ci la nekk ci loolu la ñu sant ñu nekk ci loolu it la sant service su état bi yëpp ñu nekk ci réunion bi nag damay rafetlu bu baax ni nga xamante ni tëddee na ko diggante service yi nga xamante ni ñoo féetewoo ci état bi gouverneur am liggéey bu am solo gouverneur u Kaolack am liggéey bu am solo bu ñu ci jot a def laata ñuy yegg si fii mook préfet waaye di rafetlu ak di saluer présence su président conseil départemental ak maire Kaolack nga xamante ni ay démembrement wu état bi lañ liggéey boobu ñu bokk ko ànd ak comité d'organisation des manifestations et des activités de la Fayda ñu koy wax COMAF ñëpp xam seen taxawaay ci biir COMAF ñu ràññee ci ay kuréel yu banqaasoo ci moom waaye tamit am ci taxawaay bu rafet te am solo leeral nañ léegi ni Baye Médical gis nañ liggéey bi ñuy def ak engagement ak détermination bi ñu am te mbooleem médecin ak pharmacien ak infirmier yi nekk ci biir Fayda bi tey liggéey jëmale ko ci loolu seen taxawaay di mat sëkk diggante gàmmu ak gàmmuwaat bi ñu saytoo nag mbir mi xool ko bu baax gis nañ ni li ci ëppoon solo ci liggéey bi jàll na ci suñu ginnaaw liñ ciy dëgmal nekk ci nawet bu jeexagul même bu ñu njortee ni ñu ngi ci cat li am na loo xamante ni dafa laaj waaj taxawaay ak tamit gunge dégg nañ bu baax ci wàllu hydrocureur yi ak pompage yi taxawaay biñ ci war a continuer di am ba bu ñu yeggee ci bis ba gan yi nga xamante ni dañoo bawoo feneen furul Medina Baye waaye ñi nga xamante ni tamit ñooy dëkk yi te di leen dalal ñu mën a àndandoo def gàmmu bi nii ko sëriñ bi fàttalee léegi ba lépp jàll ci yoon ba gàmmuwaat ga su ko defee ñëpp mën a delluwaat seen ay kër tey séntu te amuñu sikki sàkk ca ni loolu sa borom dina ko nangu ndaxte waxu Baye di waxu Cheikh Ibrahim Niass Baye mu waxal ko boppam mësta ñaan dara loo xamante ni ci guddi gàmmu yàlla gàntal na ko kon bërëbu gàmmuwaay la waaye bërëbu dem gaaw njëkkante wuti njariñ la kon loolu ñu ngi koy rafetlu te amuñu sikki sàkk ni lépp luñ fa ñaan suñu borom dina ko sotti mu doon yiw doon sutura doon teranga doon jàmm waaye tamit doon yokkute ci képp ku fa teew waaye amul sikki sàkk ci sama gëm-gëm ni dina laawaale ba laal képp koo xam ne tamit teewu fa loolu mooy li nga xamante ni mooy kaddu yi ñu bëggoon yëkkati ci turu président de la république Macky Sall ak ci turu premier ministre Amadou Ba ba jàllale ko ci membre gouvernement bi yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh xam naa damay tënk pour suñu mbokku journaliste yi Baye de l'édition 2022 et c'est en exécution des instructions de son excellence monsieur le président de la république Macky Sall qui accorde une place importante pour ne pas dire de premier choix à la religion. Quand il est arrivé à la tête de ce pays, il a mis en place un programme spécial de modernisation des cités religieuses. C'est pour cette raison que dans tous les foyers religieux du Sénégal, l'on ne peut manquer de noter les réalisations de grande envergure qu'il y a faites pour le bénéfice de toutes ces communautés, mais également des populations qui s'y rendent régulièrement. Pas plus tard qu'hier, en Conseil des ministres, il nous a réitéré ses instructions d'accompagner toutes les familles religieuses du Sénégal pour réussir, comme par le passé, le Gamou de cette année également. Nous nous réjouissons de la manière dont les travaux se sont déroulés entre les services de l'État et le comité d'organisation des manifestations et des activités de la Fayda.
Nous sommes en période d'hivernage. Et l'hivernage de cette année a été particulièrement pluvieux. Même si on peut espérer qu'il tire à sa fin, il n'en reste pas qu'il faudra être vigilant, continuer à assurer le pompage intensif qui était déjà en cours dans Médina Baye, mais aussi et envoyer le nombre d'hydrocureurs suffisant pour que le jour du Gamou, mais également le jour du Gamouat, que le pèlerinage ainsi que toutes les célébrations puissent y dérouler de la meilleure des manières possibles. Nous saluons le message qui a été délivré tout à l'heure par le chef de délégation, Serigne Cheikh Mahi Cissé, représentant Serigne Cheikh Mahi Niass, Khalife général de Médina Baye, que Dieu lui accorde encore une longue vie et améliore sa santé. C'est un message de paix, c'est un message de concorde des cœurs, mais c'est un message qui est à l'image de celui dont on célèbre la naissance le 8 octobre prochain. Il l'a rappelé tantôt, c'est un envoyé de Dieu dont toutes les activités, dont tous les messages, dont toutes les informations relayées par les saints concourent à un seul objectif. Il constitue une source de bonheur, de clémence et de paix intérieure pour les croyants. Nous avons bien compris et nous espérons que tout le monde aussi accordera avec attention le message. De toute façon, le président de la République n'a cessé d'être dans cette voie. De tout le temps, il a tendu la main à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. Pas plus tard que lors de son dernier message à la nation, il l'a rappelé. À l'occasion d'échéances électorales, c'est normal que les uns et les autres aient des opinions divergentes. C'est normal qu'on assiste à des camps qui s'opposent, et eux tous pour le bien du pays. Mais une fois que ces échéances sont derrière nous, il reste le père de la nation. Et comme on dit, un bon père de famille, il accueille tout le monde et avec diligence, à chaque fois que de besoin, il va faire accompagner par les services de l'État les communautés qui en ont besoin. Heureusement, et ça nous le devons à nos chefs religieux, ainsi qu'aux différentes communautés qui composent le pays, le Sénégal est un pays où, dans les familles, on peut retrouver des membres appartenant à des communautés différentes. On peut même retrouver des membres appartenant à des religions différentes. Mais cette différence n'est jamais source d'écart ou de divergence profonde. Cette différence doit toujours être perçue comme de la richesse. Et c'est ainsi que le Sénégal a été créé depuis l'indépendance, enfin a été conduit depuis l'indépendance. Et comme le disait le président poète Léopold Sédar Senghor, c'est épaule contre épaule. Je vous remercie.